asalaamaaleykum mbokki patriote yi gars yi ñu ngi ziar ñëpp di bëggee ñëpp bon di ñaan ñëpp jàmm di ko ñaanal suñu bopp di ñaan Sénégal lépp jàmm bon vite fait les gars yi dama bëgg a wax ci visite bu Macky Sall Touba mooy visite hôpital bi nga xam ni pareegul loolu sax du problème maanaam li ci ndigal li xalif général des Mourides Serigne Mountakha Bachirou yàlla na ko fi yàlla bàyyi te dëgëral ay cëram mu wér lool. ak affaire kilifa ak kii Simon mais naa wax tuuti nag donte nit ñi moom nee nañ jarul wax fi sorti Bougane lu tuuti rek laa ci wax loolu. li may njëkkee mooy xalif général des Mourides dafa joxe ndigal nee na bépp xumb boo xam ni dañ ko fee nar a amal maanaam ay yuuxoo Macky Sall ak yooyu wala ay teeru Macky Sall si la bokk. da koy tere te dakaa ñaan nit ñi ñu nangul ko nag ndax murit moom jullit sax laay wax kilifa bu mu mënti doon waxuma sax xalif kilifa sax ngeen bokk koñ am na ndigal loo xam su la ko joxee lu mag la lool war nga ko jëfee man base boobu lay déparé d'abord. waaye li xalif bi wax dama ci am jàngat bi ma ci am mooy ci histoire politique Sénégal amul benn président bu mos di ñëw ci dëkk Touba ci li ma xam man Touba xam naa ko li ma xam ci Touba wax dëgg yàlla xaw ma ko feneen ndax moo tax mënu ma wax feneen bu xalif bi toog ne bu leen yuuxoo diw parce que xam nga lu ko waral xalif yi ci boppam su waxee loolu xam na ni dëgg nag Macky Sall waa dëkk bi bañ nañ ko c'est révélateur. beneen bi mooy xalif yi xam na ni Macky Sall biir Touba il court un danger parce que nit ñi mere nañ ko mere boo xam ni dafa jéggi dayoo parce que nit su ñëwee di inauguré loo xam ni dakaa defal waa dëkk ba mu doon loo xam ne waa dëkk ba dañ koy jëfandikoo waa dëkk ba narkaa yuuxu kon war naa xoolaat boppam kon il peut pas voiler le mal maanaam mënul nëbb li nga xam ni parti bi bon ci moom li ko nit ñi mere te Touba muy Tivaouane muy yeneen kër diine yi munoo wax ci Touba kese te waxoo si di des Sénégal wala munoo wax ci Tivaouane te waxoo li des Sénégal munoo wax ci Medina Baye te munoo wax Sénégal muy dëkku Baye Laye c'est-à-dire que taalibe yi du ñëpp Touba lañ dëkk waaye muy Tijaan muy Laayeen muy Xaadir muy canaba maanaam seeni taalibe ñoo tas ci àdduna bi ak ci dëkk bi kon c'est-à-dire que dëkkub diine wala dëkkub benn dëkk bu sell bu mu mën di doon suñ la bañee ba lay yuuxoo c'est-à-dire que ñi la bañ da nga koy multiplier waat ma tëj foofu ne leen xalif bi ci boppam Serigne Mountakha Bachirou xam na ni dëkk bi nag bañ nañ Macky Sall léegi dafa am lu am ndigal bi xalif bi joxe ñëpp a ko war a jëfee ndax man jot naa ay écho yoo xam ne je suis très sûr avec des photos à l'appui ay militants APR ñi ngi biir Touba di defar ay pancarte ak ay plaque nar a teeru Macky Sall ay xumb la tey du ñàkk ñu gis ñoo xam ne dañuy nekk ci télé bi di yuuxu Macky parce que ay militants Macky yi nga xam ni jox na leen xaalis wala Macky moo leen yoral seen lépp foog ñu bégal ko maanaam nit ñi teeru ko waaye suñ ko defee amuñu xel parce que li xalif yi wane maanaam xalif yi wane nañu à partir de ndigalam bu ko kenn yuuxu ko xam na ni Macky Sall waa dëkk bañ nañ ko kon loo ko yuuxu da ngay nax sa bopp. léegi nag suñu gisee man su ma gisee ñenn ci ñi nga xam ne ñooy waa APR taxaw nañ teeru Macky Sall di yuuxu Macky beneen yoon ndigal bi dama naan kon benn parti la wax dëgg yàlla pour ma jëfee ko dina metti lool su ma waxee dëgg rek sama bopp laay waxal nag su ma gisee waa APR yor seeni pancarte di yuuxoo Macky beneen yoon man du ma jëfee ndigal wax dëgg yàlla tam li ma wax man la concerné donte murit laa nag. leneen li mooy tey Touba Macky Sall jóge woon na tournée jaar fa yuuxoo yuñ ko yuuxoo moo fa tege du ko fàtte mukk kon Macky sax li muy njëkk a wax mooy artu ay militants ne leen def leen Touba gars yi buñ ma yuuxoo parce que Macky bëggul loolu en fait Macky lu mu munul lijjanti rek li nga xam ne loo xam ni munu ko réprimer munul loo xam ne yaa ngi koy def te munu la duma rek
loolu da koy tourmenté maanaam obsession lay doon ci moom. le fait que ñu koy yuuxoo te mënu ci dara loolu mënu ko supporter kon gars yi mi ngi noonu xalif yi ndigal la joxe ñëpp a koy jëfee waaye ndigal lu mu joxe am nañ ci jàngat bi ñu ci am mooy xalif yi si boppam xam na ni Macky Sall nit ñi bëgg ñu waaw. beneen bi mooy mbirum Kilifeu ak Simon tey gis ngeen Macky Sall bi mu dee ba xam ni mënul yegg ci Sonko bi Sonko commencé am avènement Macky dafa teg benn comité de crise maanaam comité de gestion de la personne de Ousmane Sonko maanaam dafa teg ñoo xam ni 24 heures sur 24 dañuy relayer di xool fan la ñuy jaar Ousmane Sonko ñee ngi xool fu mu jëm ñee ngi xool ay jabaram fu ñu jëm lu leer laa leen wax ñee ngi xool ay doom fu ñuy jàngee ak fu ñu jëm ñee ngi xool ay militants fu ñu jëm ñee ngi xool ay journalistes yi nga xam dañ kaa jege fu ñu jëm ñee ngi xool ay garde corps nan la fan lañ leen mun a jaaree maanaam d'une manière globale lépp la ñu kii si Ousmane Sonko waaye fu bëri mënuñu fa jaar léegi ñoom suñuy surveiller lépp di toog di xool ban angle lañ koy jaaree c'est-à-dire que mun nañ ko jaaree si ñi nga xam ni société civile lañ jege population bi ba pare jege Ousmane Sonko la preuve mooy événement mars yi ñoom ñu njëkk a taxaw si lañ bokk léegi Macky Sall ba léegi xam ngeen ni digéré wul événement mars yi waaye confirmation lay wut nag waaye dama koy ñaanal yàlla génn lool ci xelam ndax lii ñëw du ko neex tey Macky li objectif am mooy li nga xam ne mooy société civile autour de Ousmane Sonko mu éliminer leen pour avoir peut-être le champ libre pour yoon bi libre ci moom beneen bi su leen tëjee day joxe exemple yeneen ñi nga xam ne ñu ngi wax comme man ak ñeneen neneen gis nga ñii waa yanaamaa la ñoo leen gën a siiw ëpp leen doole te tëj naa leen pour ñeneen ñi ragal bu leen ko nangu. Macky dafa war a xam ni Kilifeu Simon man mii taxaw ëpp ñu ma fit ñu leen ëpp fit fop ñoo fi nekk dañ ñoo mag rek ñu leen ëpp fit fop ñoo fi nekk ay 40 000 kilifa ñu ngi fi toog en hibernation léegi leen na am man d'abord damay wax benn affaire ci Thier moom nañ ko teg fi ñu teg Adji Sarr di xaar tôt ou tard il rendra compte ndax dafa yomb nag nga toog être un lâche di filmer ay nit ngeen di wax tey ku ñu filmer say jëf yëpp du la neex léegi est-ce que dañuy nangu Macky Sall di tëj kenn par kenn si ñi nga xam ne ñooy membre société civile ak activistes yi ba ñëpp jeex parce que loolu mooy vice wala est-ce que dañuy toog solidaire on va combattre ensemble c'est ça le problème c'est ça te maa ngi leen doon wax sama benn vidéo na leen Pape Alé ak ñenn activistes yi mais Assane Diouf ay ñeneen dañ leen war a protéger maanaam dañ leen war a jox ay varlimière dañ leen war a jox statut bi ñu jox Ousmane Sonko parce que Macky li mu ragal ba ragal a laal Ousmane Sonko suñ ko wanoon si ñeneen ñi du leen laal bu ñu nangu ñu ñuy divertir man vidéo bi donte dëgg la man bi ma kii def naa ci vidéo ne leen vidéo bi dëgg la parce que je parle avec ma bonne foi mais ça veut rien dire par rapport ak li ñu war a instrumentaliser li nga xam ni ñaari nit ñoo ko séq bëgg a faagaagal ay ñoo xam ni dañuy xeex pour population sénégalaise parce que instrumentalisation boobu noonu lañ defoon ci ak Ousmane Sonko ba mu indi li am mars noonu lañ nar a def ci Kilifeu nar ko def ci ñeneen parce que soo xoolee affaire bi mu commencé yàgg na docteur Malick Sow bi mu fi génnee wax ci affaire Ousmane Sonko ne xam na ràññee na te jege woon loolu Mamour Diallo mu xam lu bëri ne xam na lu bëri ci affaire Adji Sarr xam na lu bëri ci affaire 94 milliards yi mais dañ ko jël denc ko mu yomb lool Sénégalais yi toog bàyyi ko ñu takkal ko ne wax dëgg yàlla moom dafa am xaalis bu mu kii woon mais c'est archi faux man wax naa ñu ko jege këram ay fas la pour bëggoon ko faagaagal ñu jógee ci Malick Diop docteur Malick Diop ñu toog bàyyi ko noonu mi ngi ci kaso bi depuis 6 mois te waru fa toog yooyu yëpp war nañ cee toog booloo xalaat ci léegi dem nañ ci Kilifeu ak Simon suñ fa jógee
ñi toog naan non c'est que ay activistes yi toog di wax non affaire yooyu jàppal bàyyil je respecte tous les activistes mais ku yaakaar ne affaire bi du yegg si yow da ngay nax sa bopp affaire bi si boule la buy tourner mënoo ko rëcc parce que yaa ngi ci trajectoire bi léegi lu Ousmane Sonko wax moo am il faut que ñu taxaw il faut faire face mooy d'une manière juridique suñ demee ba xam ne nag ñii seen àq ak seen yelleef ñu ngi koy bafoué on va ñu wàcc jàkkaarloog ñoom mais loolooy yoon parce que nag président Macky Sall li mu war a lijjanti bëri na bërki démb la fi Alioune Sall doomam mais am fi benn contentieux ak nit ci affaire ay oto yi ñuy jaay te Alioune Sall il a des voitures à coût de milliards di jaay ay oto kooku dañ kaa jël tëj ko parce que c'est le fils du président moo tax Alioune Sall diggante 12 ans fan la fi jëlee xaalis lan la ban liggéey la Alioune Sall di la dama juum Amadou Sall doomu Macky damaa juum Amadou Sall ban liggéey la fi liggéey bu tax mu war a am ay parking yoo xam ne à coût de milliards di jaay oto 80 millions ay Mercedes GLE 53 AMG ah ay Mercedes GLS ay BM X7 nga koy jaay ay oto yoo xam ne ay Bentley oto de marque parce que ton père est président liggéeyoo ko mais nañ leen jox Alioune Sall waa Pastef ñu audit ko ñaata nit ñoo wër Macky Sall def ay scandale ñaata nit xool leen problème Alioune Sall fu mu mujj fenn xool leen problème Bougazelli tey mooy génn taxawaat ci plateau yi di wax ñu jàpp ko à coup de milliards ay faux billets ak ñeneen ñaata député ñoo nekk biir assemblée nationale à 90% je dis il faut dañuy def influence ci affaire visa waaye léegi affaire visa boobu lay ñëw ñu jël ay nit di leen tëj parce que dañu dimbal ay nit di génn te soo leen jugee di tagg immigré yi naan ñoo yor Sénégal mais nit ku ñu dimbale mu génn mais yor na kër fankal na la benn dund bi cher loolu ay immigré lijjanti tuuba génn lu sa yoon donte c'est pas légal du ma jéem a légitimer loolu mais su jeexee rek jeex na parce que kooku noonu ñu yóbbu sa dëkk lay jëriñ day liggéey 2000 milliards yi immigré yi di dugal moom xaalisam mi ngi ci kon loolu loo ci bëggee jaar ne di ko kii te loolu Macky Sall yàgg na ko def ñaata nit la Macky Sall yóbbu bi mu nekkee directeur Petrosen ak bi mu nekkee ministre ak bi mu nekkee kii ay ñu ko jege ay jarbaatam ak yooyu jox leen ay passeport diplomatique loolu kenn du ko weddi loolu lu am la donte teg ma ci sama bët mais noonu lay demee kon léegi gars yi mi ngi noonu bu ñu nangu gars yi di def gouvernement bi def leen neex di faagaagal ay opposants di joxe la benn exemple nag la ñuy joxe pour ñeneen ñi tiit waaye na xam ni fit bi ñu àndal dafay weesu bu kilifaat bu si moo nga boole leen parce que nag ragaluñ kaso tey kuñ tëj kaso Sénégal da nga war a sant parce que da nga naan bokk naa si ñi nga xam ni sax subir nañ insulte Macky Sall et ce qui a justifié mon combat gars yi nag kon mi ngi noonu nañ leen gën a booloowaat te xam ni ñii dañoo tiit gis nga nguur giy jeex borom day dem ba gën a toog Alpha Condé mais daa gañu élection def ay meeting ngam di yuuxu di def lu ko neex dem ba toog saalam ba lépp ne nemm Cellou Dalein Diallo ne nemm mu jël ñiy waxkat yëpp tëj leen biñ koy fekk si saalam biir bi di daw si saasi biir bi daa daw si saasi biñ ko fekkee saalam je te jure mais day daf ko bett kon ku yaakaar toog nga wala ku yaakaar pare nga parce que nag xam nga ñii dañoo jël seen benn kii bu ngande benn congrès bu ngande jël ay nit yoo xam ni benn gestion de crise bu grave bu toog ku nekk toog gendarme bi wax police bi wax militaire wax ñëpp wax ne woy président fii c'est émeute yi kiyaat nañ ko on a bien regardé ce qui s'est passé soo amaatee 6000 gendarmes 3000 policiers 3000 gendarmes nga jëndaat ay matériels yi population bi dañ leen mën a contenir barki Serigne Salim Mbacké Guédiawaye xajuñu ci palais Pikine xajuñu ci Dakar yëpp armée Sénégal militaire da ngeen di rey rek mais da ngeen di mujjee reculer kon loolu ñaanuñu yàlla yegg fa Macky Sall na def li nga xam ni moo loom la war a def na liggéey 2024 ala kulli haal élection day am tamit ci bokk kon gars yi nañ leen gën a souteniraat kilifa ak képp koo xam ne activiste nga docteur Malick Sow waru woon toog foofu ba léegi pourquoi ñu bàyyi bañ jàpp kilifa kii ñuy soog a xool nag affaire bi le cas est critique c'est pas normal nañ leen gën a xoolaat li ñuy wax même lu ma bañ activiste ak lu ma contre nit combat bi ça converge
suñ la naree jaay doole damay taxaw dama ciy wax kon gars yi mi ngi noonu. beneen bi mooy le peuple prend acte gis ngeen Bougane Gueye Dany na nga xam ni Bougane population bi ñu ngi lay dégg lépp loo wax xam nañ ko accusé nga Ousmane Sonko de tous les noms ci plateau bi wane nga ne Ousmane Sonko xaalisam bi fu mu ko jëlee liggéeyul gorul yëpp wax yooyu yëpp même ay gaaruwaale on le prend direct et on prend acte te un jour viendra barki Serigne Saliou Mbacké un jour viendra Bougane Gueye Dany di nga ram wax nga loo neex ay Ousmane Sonko dëgguwul man noonu laa ko jàppee directement man je vais citer directement ce que vous voulez dire Ousmane Sonko dafa faux xaalisam bi fu mu ko jëlee ay Land Cruiser lay dawal fan la jëlee këru 80 millions parce que immigré du ko am seen xaalis war nañ ko lu jënd yow yaa soxor te le peuple prend acte ñëpp dégg nañ la toog nag di xaar le jour J demain fera jour te tu vas payer tous les pots cassés kon gars yi ñu ngi ziar ñëpp di bëggee ñëpp di waxaat gars yi nañ leen gën a booloowaat nañ leen gën a booloowaat mbooloo mooy doole ah gis nga lii ñi ma gis nii ñii xamatuñ li ñuy def ñii dañoo jaaxle ñii ils sont en perdition c'est un régime en péril nañ leen gën a dëgër bu ñu dara tiitloo loi biñ fi voté ak yooyu yëpp garaawul nañ leen dox ci légalité rek nag di moytu parce que nag liy dugal nit mooy yàqamti si wërsëg lu ma am doy na ma lu ma ñàkk xam ni yàlla la lu ma yàlla jox ma bokkaay ñi ma ko war a bokkal loolooy am solo ci àdduna kon nañ leen gën a moytu surtout te gën a faire bloc nañ leen jàppee ñëpp ñi nga xam ne ñooy xeex pour les droits des Sénégalais comme des Ousmane Sonko parce que Macky doful du laal Ousmane Sonko tey ba ci kilifa jàpp biñ ko jàpp bokk na ci élection locale Kaolack parce que xam nañ ni kilifa day peser foofu ku mu jàppale te xam ne ni Pastef lay jàppale dañ koy tëj ba élection locale yi passé loolu lañ ci jublu te duñ ko nangu lu mu laaj les gars yi nañ ko def juridiquement nag dans les règles même de la démocratie et républicain kon gars yi ñu ngi ziar ñëpp di bëggee ñëpp wasalaam